ne dem Fatou Kiné maa ngi leen di la fay bu baax a baax Xaram Touré xibaaru marax yi ni nga ko waxee ponk yi ca gën a fës bokk ci kuréel gi di ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag nee ñu seen plan d'action daanu ko wëyal ñoom nag daal di daje rek ak secrétaire généraux yu CNTS ak SUTELEC di syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci Senelec ñu ne nag ñoom jaadu na rek kon ñu daal di kon xoolaat yooyu ñoom ñooñu ñu seeti woon nag ne laatu ñu jël benn dogal faaw ñoom it ñu xool seen base ba noppi naam sax nangu nañu ne la ñuy xeex kon dëgg la fekk na boobu kuréel gii di ñoo lànk nag di xamal préfet bu Ndakaaru ne la muy wax nag ci yéenekaay amul ne jotul benn déclaration buy wax ne dañu war a amal toogaay ñaxtu fële ca place de l'indépendance ndax ñoom lépp luy seen wareef def nañu ko ci loolee yëglu nañu ñi ngi xamle tamit ne àjjuma ji ñu dëgmal dara mënu leen a tem tere dem ca place de l'indépendance tey nag yemook bëccëg bi ñu jagleel wàllug migrant bu ñu ko déggee nag mooy rek kon tukki gi ñuy faral di nemmeeku moo waral ñu def taxaw seetlu ci tukki gi nga xamante ne nii lewul fii ci Sénégal ak sax ci réew yi ci Afrique ñu ne lu ci bari nag bokk na ci ñàkkum xëy mi moo tax nag ndaw ñi di àbbi rek kon mbëkk mi Horizon Sans Frontières nag moom moo daal di def boobu jàngat fële ca Tambacounda daanu seeti ji ki ñu naan Moustapha Fall benn menuisier la ñetti yoon nag jéem na ko ci mbëkk mi ñetti yoon nag mu daal di lajji yaakaar gu tas ak kilifa yoo xamante ne gëstuwuñu ndaw ñi rédaction bu jëm nag ci projet de loi bi soxal wàllu criminalisation càkkutéef ak pédophilie ni ko président de la République bu Sénégal di sàkko mbootaay gi ëmb soxna yëngu ci wàllu yoon nag mi ngi naqarlu kon tëralinu boobepp projet ndax nee nañ dañ cee beddi ñu bare bare lu ci mel ni kon association jigéen ñi waroon nañu lañ cee boole muy AGS nag di sàkku kon ñu xoolaat rek kon boobepp rédaction beneen ponk ci biir xibaar yi muy liggéeykat yu Sonacos ñu ngay yëglu ndax boo mayul nee ñu ay junni ci xëy nag dana ñàkk ndax lu soxal campagne yu gerte bi di njaay mi nag ni ñu koy faral di gisee muy ñu fekk baax ca réew Chine di jënd kon gerte gi ñu ne nguurug Sénégal na daal di dakkal lu ni mel ndax loolee daf leen di gàllankoor lu bare bari te boo mooy sax ko seen usine dana daal di tëj mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale na jàmm ci xibaaru marax yi lu soxal kon yokkuteeg courant gi kuréel gii di ñoo lànk ñoo bañ nag nee ñu seen plan d'action dañu koy daal di wéyal seen agenda tey ci suba nag ña bootu kon ca googee kuréel dem nañu seeti ji secrétaire généraux yu CNTS ak liggéeykat yu fare ca Senelec bootu ci syndicat ñu gën ko xam ci SUTELEC gannaaw ba ñu leen dégloo nag ñoom ñooñu nee nañ dogal bu ñu mën a jël rek faaw ñu xool seen i base ba noppi naam sax nangu nañ ni la ñuy xeex kon dëgg la dañu ci ànd ak Maymuna Njaay Amadou Ba. Mignane Diouf Aliou Sané ak seeni ñooñ daal di dem seeti waa CNTS lañ fa waxtaanee muy benn poñ courant gi nga xam ni dañ koy yokku ñu ne amul ci dara lu mu lalu collectif ñoo lànk bi ñu waxtaanee moo di giro ba noppi moom xamal na leen ni dina waxtaan ak ñim ci war a waxal. ñu ne aussi dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk Senelec tax dogal bi ñu jël ko ndax ñu ngi wax rek waaye ñun dañ bëgg toog ñu ngi ko séqal waxtaane ko direction bi ñu wax la waral ñu ne ñu wax suñu xalaat bu ñu fa jógee aussi dañuy waxtaan demandé nañu rencontrer ki nga xam ne mooy ministre bi yore énergie bu jara ñu dem ci président de la République aussi ñu ne ko dañ ko bëgg a gis. bi ñu jógee CNTS dem nañ ca makkaanu UNSAS foofu ñu fekk fa waa SUTELEC ñoom it rafetlu nañu waa collectif bi li ñu def. ay liggéeykat lañ te liggéeykat bu nekk waruloo fexe nangu ñu yokk dara buñ la wàññilul waruñ la yokkal donc ñun comme SUTELEC lañu organisation syndicale lañ ci population yi la ñu bokk donc dañuy wax ne ñun tamit. yokk bi ànduñu si. ñaari waxtaan sottante xalaat ca cappaandaw ga ñu ne li ñu bëggoon am nañ ko. yokk charge yi te mënuñu yokk salaire yi dafay indi jafe-jafe te loolu nag ñun ñëpp d'accord nañ ci principe boobu li des kay mooy li nga xamante ni mooy xeex yi ñu sumb pour que waa direction Senelec directeur du Senelec ak gouvernement au Sénégal xoolaat mesure bi nga xamante ni ñëpp d'accord nañu. dina doon mesure boo xamante ni itam bu ko Sénégalais yi bëggee supporter dana indi nañ jafe-jafe. bu ñu noppee ci lii kuréel gi nee na dina wër biir Sénégal ndax kat liggéey bi noppeeguñ ci bëgg nañu njiit yi daal di dellu ginnaaw ci yokk gi nga xam ne dañ koy amal ci njëgu courant gi laata loolu ñu ngi joxe dig daje aljuma bu ko defee
ñu gën a mobiliser ñëw taxaw gën a xeex. ña ngay joxe dig daje àjjuma Maymuna Njaay li ko jiitu nag ña ngay joxañ baaraam rek préfet bu Ndakaaru muy wax ni ci yéenikaay nag jotul benn déclaration buy wane ni kuréel googu dañoo war a amal kon toogaay ñaxtu ci place de l'indépendance ñoo lànk ñoo bañ nag ne ñoom lépp lu leen war def nañu ko fa ñu war a jaar nañu fa kon tey lenn képp la ñuy xaar bis ba jot ñu tase ci place de l'indépendance ngir amal fa nag kon toogaay ñaxtu bi ñu nam ma amal ngir courant boobu ñu yokk ndax gis nañu ne loolu seen wareef la te charte réew mi def leen ko may kon dara waru leen koo xañ muy ab communiqué bu tukkee ci kuréel gi di ñoo lànk ni ma ko waxoon sànq ci ndoxteelu xibaar yi muy rédaction bu projet bi nga xamante ne nag moom moo jëm ci criminaliser wàllu càkkutéef ak pédophilie fii ci Sénégal ni ko président Macky Sall sàkko boobeet nag rédaction maanaam tëralin wa ña ngi koy joxañ baaraamu tuuma ki ko joxañ nag di mbootaay gi ëmb soxna yëngu ci wàllu yoon fii ci Sénégal di AGS ndax dañu jàpp ni lu bari sàmmonte wuñu ak ñoom laata ñuy tëral loolu dañ cee waroon boole mbootaayu jigéen ñi naka nit ñu gis ni kon projet boobu jaadu na ñu daal di koy rek defaraat laata ñu koy jébbal Assemblée nationale. tey yemook bëccëg bi ñu jagleel wàllug migration ci Sénégal àdduna wërngal këpp loolu nag doon ab taxaw seetlu bu ñu def rek ci wàllug migration maanaam tukki gi rawatina ak tukki gi nga xamante ne nii lewul Horizon Sans Frontières di wax nag ne lu bari li sabab tukki gu lewul gi lu ci mel ni mbëkk mi mooy ndaw ñi dañoo ñàkk am xëy naka noonu it faaw ñu soppi doxalin dañu ci ànd ak Fat Bintou Konté Pape Sangone Mbaye. dëkk wàlliwaan ci beneen dëkk mu di phénomène boo xam ne jamono ji dëkku africain yu bëri moom la ñuy jànkonteel mënuñoo toog benn fan te gisuñu li nga xam ne moom moo di ay bateau fees dell ki africain di tëmb li ko indi nag bokk na ci li nga xam ne moom mooy ñàkkum liggéey gi ak ndóolit bokk na ci. régler les problématiques liées ndaw xëyu ndaw ñi loolu moom mooy wax bi. parce que boo xoolee l'Afrique bu ñu jëlee les statistiques boo xoolee pratiquement rek le chômage touche plus de 18,6% de la jeunesse dans les villes xam nga loolu ëpp na kon tey il faut que ñu toog teg yeneen perspective de solution. Sénégal mun nañ jàpp ni bile phénomène ñàkku fi boo xoolee sax dafa ëpp loxo mi ngi bëgg a jéggi dayu. yëf yi dafa gën a yokk moo tax il faudrait ce qu'on appelle les assises de l'emploi il faut créer des assises de l'emploi au Sénégal il faut que ñu organiser ko état moo ko war a organiser ñu fexe ba nga xam ni dinañu xool ensemble nan la ñu mën a rétablir l'ordre l'équilibre macroéconomique entre les villes. gëm sa bopp bokk na ci saafara yi nga xam ne dina tax lii nga xam ne moom moo di phénomène migratoire bi mën a wàññeeku surtout nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi. xale yi xam ni doomu réew mi ñooy tabax réew mi. loolu yëpp nag tey dafa laaj un travail de fond parce que la notion de tekki la notion de am yooyu yëpp il faut que ñu xoolaat ko il faut qu'on mette les gens dans une dynamique de travail voilà de confiance en eux-mêmes. at bu ne ñu célébrer li nga xam ne moom mooy journée internationale des migrants liñ ci jublu nag bokk na ci lii di immigration clandestine ñu mën ko xeex ndax bu ñu seetloo africain yu bëri jamono ji ña ngay jeex fee nga xam ne moom moo di waaxu Méditerranée yi. ñu des ci bëccëg boobu ñu jagleel aji tukki gi dem ba fële ca diwaanu Tambacounda seeti ji Moustapha Fall benn menuisier la moomu nag ñetti yoon jéem na ko rek ci mbëkk mi waaye ñetti yoon mu lajji tey mu boole yaakaar gu tas ak benn ndimbal bu bàyyeekowul ci kilifa yooyu ñu jàpp ni war nañu gestuwaat ndaw ñi dañu ci ànd ak Moussa Oumar Gueye ci nataalam. Moustapha Fall mi ngi am fanweeri at ak ñaar moom nag mi ngi sosoo ci Touba dëkk fii ci Tambacounda am fi benn atelier menuiserie depuis atum 2016 def na ñetti at moom nag atum 2007 la tàmbali woon ni dafay tukki dem ci Mauritanie atum 2010 mu dem ba Libye atum 2015 mu dem diggante Mali Côte d'Ivoire ak Brésil. chaque voyage moom bu ma demee ba ñëw man damaa dépassé ay 600 000 parfois 400 000 parce que sànni fa ak fi ngay wàññi ko wala fi la gàllankoor di dale. man waaw dama nekkoon ak samay morom fii Sénégal fii ñu tukki 2004 2005 dem ci def clandestin ci gaal yi yegg ñibbisi
di teral seen papa ak seen yaay. Moustapha Fall nag dafa jàpp ni ci Sénégal gannaaw ñu ngi toog di digg rek ak di amal ay waxtaan yoo xam ni du am mujjantal tax na nag bari na ay waxambaane yoo xam ni dañuy wéy di dugg ci mbëkk mi waaye itam ba tey lu jëm ci wàllu 15% mobilier national ñu ni woon dañ ko jagleel artisan yi ñoom ñi ngi xaar boobu ak liggéey si France daal di xëddeem. mais li ñuy wax dañ koy jëf ñuy gis waaye ñu dajale ñu ba ñëw rek boo ñu réunion ñëw toog wax ak ñun defal ñu bu ñibbee nekk ci li leen neex wala ñu nekk ci seen liggéey bàyyi ñu kon ñun dañuy daal demande rek. donc vraiment pour éradiquer ça mennum le président de la République moo mën a jël ay responsabiliser am canaliser ay jeunes am parce que jeunes yi dem ci immigration côté Tambacounda dafa bari actuellement vague la ñuy demee donc c'est devenu quelque chose boo xam ne bii ni phénomène bu doy waar la. fii ci Tambacounda nag bari nay projet ay programme ak ay ONG yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum migration. Moussa Oumar Gueye ñu lay jaajëfal bu baax a baax forum civil Oxfam ak ministère bi ñu dénk wàllug napp gi ñoo daal di lëkkaloo rek daal di def benn tëralin li ci jublu nag mooy fexe rek ba gën a gunge yorinu pétrole bi ak gaz bi nu ñuy fexe nag kon ba liggéey bi gën a mën a ñoŋ ci kaw loolu ñu daal di amal ab lël boo xamante ne boole na ay acteurs yoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllug napp ñii seen xam-xam màcc ci wàllug pétrole Ibou Diouf ci leeral. jël matuwaay yi war ngir mën a waajal bépp jéey boo xam ne rek mun na bàyyeekoo ci ni ñuy ute pétrole ba gaz bi ci Sénégal ñi ngi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu ressource minérale ak ñi yëngu ci wàllu napp gi ñëw nañ rek wuyu si waa forum civil ak Oxfam ngir ñu toog waxtaan ci li ni mel. pétrole ak gaz exploitation moom parfois dafa indi jafe-jafe mooy suñu amee accident ci exploitation bi accident bi mun na indi gàllankoor ki dundu lu nekk ki géej bi mooy jën yi wala sipa yi wala yokkos yi. ne nag balaa loolu di xew suñu dëkk nañu réfléchir ci benn plateforme boo xam ne naka nañu prévenir li ñuy wax catastrophe écologique naka nañu prévenir également risques sociaux yi parce que bu fekkante ne explosion am na ci géej gi environnement bi day yàqu soo environnement bi yàqoo pêcheurs yi maanaam ñi napp dootuñ dem géej. ñooñu jàpp ne nag foofu ñu sottante xalaat ngir li ni mel mën a mat ci loolee nag ñu gis ne rek napp gi lu mat a aar la ndax lu bëri ci koom-koom gi foofee la bàyyi ko. jën dafa am importance ki création emploi mooy liggéey mooy tam dafa am solo ci wàllu koom-koom mais dafa am solo ci environnement. donc loolu moo tax tey forum civil ñu daje ak ñoom ak waa plateforme bi daje ak ñoom pour discuter également ci yan solution nañ mën a tabax teg ko pour que sunu géej gi ak lépp loo xam ne pêche la ñu mën ko sauvegarder. matuwaay yu ñu fas yéene jël nag ñu ne nag sumb nañ ab plan de prévention boo xamante ne rek bépp jëye bu ci bàyyeeku liñ ci mën a taxaw ni mu waree ñu gis ne rek loolu moo leen di mën a may ñu aar li nga xam ne mooy bàyyeekoo ci géej gi. jéey yooyu bokk na rek ci liy tukkee tamit Ibou Diouf ci coppiteg jaww ji loolee ñu gis ni sax léeg-léeg li koy sabab lu ci mel ni mbënn mi bokk na ci waaye tamit gis nañu ni kon gox-goxaan yi dañuy faral di jànkonteel ay jafe-jafe moo waral nag ñu tëral ay koppar lu toll ci juróom-benn fukki milliards daal di koy fas yéene nag doolelee projet bi ñu gën a xam ci projet li ko tax a jug nag mooy xeex ndaxu taw yi mu doon ab projet boo xamante ne jëmmal nañu ko ci département yu Pikine ak Guédiawaye ñu teewlu Pierre Coly moom mooy directeur appui institutionnel bu agence municipale de développement ci micro Ibou Diouf. waaw gox yi Pikine ak Guédiawaye la xaalis mu ngi toll ci 60 milliards de francs CFA moom la ñu injecté ci projet bi. projet bi objectif am mooy aar ñëpp population yu dëkk ci goxu Pikine ak Guédiawaye aar leen ci mbënn mi parce que gis nañ ne depuis avant 2012. ñu fa dëkkoon vraiment amoon nañ ay problèmes yu mag yu jëm ci inondation yi donc inondation yi sonal nañ leen lool te ñu ngi ñaan tamit ñëpp jàpp ci mooy communauté yi mooy maire yi mooy état bi jàpp ci pour que lépp li nga xam ne def nañ ko ci ay canaux ak yooyu ñu mën leen aar parce que loolu mooy tax projet bi mën a atteindre résultat am loolu mooy tax tamit à l'avenir problème boobu bañ a amaat ci gox yi. jërëjëf merci beaucoup. kon projet bi noppi na wala c'est en cours.
ni ma ko waxoon sànq ci ndorteelu xibaar yi ak liggéeykat yu Sonacos nag yi yëglu ne boo moyul lu toll ci junni ci xëy nag dana ñàkk rawatina ak ci seen barabu liggéeykaay yooyu lu ci mel ni usines yi nga xamante ni yenn yi ñu ngi yëngu rek ci mbirum dëwlin dara nag waralu ko lu dul kon gerte gi ñuy wax campagne gi ñu gis ni gerte gi lu ca bari ñu ngi koy jaay ji rek ca bitim réew chinois yu koy jënd ak nañu koy liggéeyaate chinois yooyu sax ñoom gis nañu ne ay concurrent lañu te mën nañoo maanaam indi ay jafe-jafe ci seen liggéey ñu ne nguurug Sénégal na daal di dakkal kon bépp jaay boo xamante ni mi ngi koy def diggam ak chinois yooyu ñu teewlu Boubacar Aw moom moo wax ci turu liggéeykat yu Sonacos ci micro Ibrahima Diamé. Sonacos pour l'ensemble des établissements a réceptionné que 540 tonnes de graines. Et l'année dernière, à pareille époque, la Sonacos était à 17 000 tonnes. La Copéol est à 200 tonnes. Wao, 0 tonnes. Copéol comment dirais-je, OLSN, 0 tonnes. Et CAET Touba, 0 tonnes. Alors, maintenant, cette situation-là que nous vivons, si elle déploie toute sa logique, les travailleurs vont perdre leur emploi. C'est des milliers et des milliers de pères de famille qui seront donc dans la rue. Copéol, idem. C'est pourquoi les travailleurs commencent à se mobiliser pour donc barrer la route à ces étrangers, pour barrer la route aux Chinois. Il faut le dire. Par exemple, la Chine produit 23 000 tonnes, 23 millions de tonnes de graines d'arachide. mu ngoog muy kàddu yu soxal rek kon liggéeykat yu Sonacos ak jafe-jafe bi nga xamante ne am nañu ko ak chinois yi mu doon ko ab concurrence ni ma ko waxee léegi ñu àddu ci raay réew mi nga xamante ni ñu bari ci askan wi nga xamante ni ñu ngay yewoo ca boori frontière yu Sénégal frontière bi nga xamante ni moo dox ci diggante réew mi ak Guinée-Bissau xamuñu rek kon raay réew mi moo waral nag ñu daal di amal tey jile benn bis boo xamante ne sous-préfet bu Simbandi Brassou moom moo ko amal ngir nag fexe rek ba loolu di raay réew mi ñu fexe nag ba askan way yeewoo ca boor yooyu ñu xam ko dëgg-dëgg waaye bu ñu demee tamit ba di ko yëkkati tamit ñu war a xam ni wàllu civisme am na lu mu ca wax loolu tax na ñu prier ca ay chef de village ak i tamit ay chef de quartier ba ci sax ay dawalkatu moto Jakarta Bakary Konté ak Xaali Jaame. respect drapeau national nekk na acte civisme boo xamante ne fu mu nekk nii mu ngi disparaître ci gox yu bëri nekk fii ci Sénégal sous-préfet bu Simbandi Brassou Ousmane Sané daal di initier programme bu mag boo xamante ne levée de couleur la ci zone reculée yi nekk fii ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau. Nous sommes dans une zone frontalière bi nga xamante ne d'abord àll la mais nit ñi xamuñu drapeau. mais léegi à partir de maintenant ñu ngi sensibiliser d'abord école yi vraiment pratiquement mën naa wax ne c'est acquis nit ñaa ngi góorgóorlu di yëkkati drapeau bi mais dañ koy gën a renforcer voilà dañ koy gën a renforcer mais également chef de village yi également j'ai donné instruction en tout cas waxoon naa à tous les maires de commander ñu commander leen ay drapeau pour que chaque chef de village mu am ko ci këram. benn cérémonie de levée de couleur ñu ngi ko doon amal fii ci collège bu Mankoulikounda. benn exemple benn leçon bu ñu jox xale yi pour ñu xam lan mooy drapeau national ban mooy njëriñam et ban taxawaay la kenn ku nekk war a am saa yu fekkee ay nit di yëkkati drapeau wala di ko wàccee donc message bi nga xam ne moom lañ leen di jox pour ñoom ñu mën ko yóbbu tasaare ko ci dëkk bi pour kenn ku nekk xam que ni drapeau national buñ koy yëkkati alors kenn ku nekk war ngaa am taxawaay bu wone ni yow citoyen nga. conducteur moto Jakarta yi ak transporteurs yi nekk fii ci douane bi ñoom ñëpp dañ leen sensibiliser. fii dafay bëri ay accident yaakaar naa yaa de sala ñaari at yi néew yu passé ñaari élèves dee nañ fi ren ji nii sax
ci tournal Sumakunda am na accident bu grave bu fi amoon au mois d'octobre benn bakkan rot na fa donc je pense que lii lan la di fait que ni ñuy dawalee duñ ci bàyyi xel loolu tax na aussi bokk na ci motif yoo xam ni tax na ñu créer initier cérémonie bi. Ousmane Sané sous-préfet bu Simbandi Brassou dina wéyal ay journée levée de couleur ci village yi nekk fii ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau daal di def ay sensibilisation pour nag askan bi mën a xam njëriñ drapeau national. ñu àddu ci leneen mu bari lool nag ay diplômé arabe ñu ami lijaasa ci kàllaamay arabe fii ci réew mi waaye bu dara desee lu dul liggéey rek dañuy am ay jafe-jafe loolu nag tax na ñu ne kon jaadu na ñu daal di kon xoolaat mbir moomu tey nag ñu wax ko yemook bëccëg bi nga xamante ne moom la ñu jagleel kàllaama bi muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ay gëstukat ay boroomi xam-xam ci kàllaamu jooju daal di desiwaat nag ci solo si ak kàllaamu jooju nga xamante ni lu toll ci juróomi téeméeri million ci doomu aadama ñu ngi koy làkk ci àdduna wërngal këpp Maguette Soare Diallo. arabe nekk na ab langue bu diplomatique ak bu économique fii ci Sénégal lu ëpp 1000 ans wa ngi nii ci biir réew mi ñu bëri am nañ ay lijaasa ci arabe waaye pour ñu am liggéey jafe-jafe la. ñu bëree bëri tey jàng nañ arabe am ci ay diplôme mais ba ñu koy jàng ci wàllu diine moo taxoon. mais dem nañ léegi ba am nañ benn aspect boo xam ne bii tax na nit ñuy jàng arab tey mu wàllu liggéey tey mais malgré bu ñu ñëwee tey da ngay gis na tey ñu ngi ci chômeur bu métti métti ci loolu nag du arab rek ak yeneen langue yëpp la waaye kon taxul ñoom ñi dellu gannaaw donte na nag ñi jàng arab fii ci Sénégal bari na ñi ngi am ay difficultés yu bari ndax nekkul langue boo xam ne bii bu yomb la. waaye dañuy wax na langue yëpp moo jafe. importance bi nekk ci langue arabe waral ñu koy màggal at bu nekk mu nekk ab occasion ngir ñu valoriser arabe. langue arabe dafa bokk ci langue internationale yi nga xam ne ONU daf ko reconnaître mu nekk langue boo xam ne bii langue civilisation la mais langue communication mais religion la en même temps. ay établissement yu takku ñoo booloo ànd ndax am solo gi mu am solo ba tax na kon defe naa année yu ñëw sax dana gën a fés dana gën a yaatu ndax langue arabe yéen ñëpp xam ngeen ni fii ci Sénégal suñ mag ñi leen ci bind dafa bëri. ngir mën a dooleel arabe sax fii ci Sénégal Université Cheikh Anta Diop bu Dakar dafa daal di taxawal tànk benn projet ci àdduna bi yëpp lu ëpp 500 millions. ci ay nit dañuy wax arabe fii ci Sénégal même bu fekkee ni sax ñu koy làkk bëriwul ñi si am ay diplôme ñoom at bu nekk day gën di yokk. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Maguette Soare Diallo mbokk yi nit fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax Aram Touré ma bàyyi la rek nga wéyal ci Soir d'info. jërëjëf Fatou.